Ça, c'est Youssou Ndour. mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës njàng ak njàngale boo sàgganul nag ay yëngu-yëngu dana ci am juróom-ñeenti fan ci weeru juillet ndax fédération bi ëmb ay jàngalekat seen lim ci wàllu syndicat toll ci fukk ak juróom-ñaar nee nañ ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal ñoom dinañ déposer li naan préavis de grève maanaam sàkku ci gouvernement bi mu daal di respecté accord yi nga xamante ni xaati moo nañ ko daaw ñoom it profito ca occasion ba daal di dànkaafu jëluñ ji dénk njàng meek njàngale mi di Serigne Mbaye Thiam ca guddi li moom ba léegi ñu des ci njàng meek njàngale mi foofu nag la leen daloon daaw lan bañ mu dal leen ren ndax daaw lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay daara amoon nañ jafe-jafe ci wàllu jàngalekat ba tax na comité départemental ci wàllu développement bi préfet ba woote woon daal ñoom profité noonu ci rawatina inspecteur d'éducation ak formation ba daal di sàkku ci kilifa yi ñu daal di jubbanti lu ni mel ndax ren buggun yooyu jafe-jafe daal di fay amaat tey ajuma suñ dossier bi ñu ngi ko jagleel ubbi teeg aéroport Blaise Diagne bu Diass ñi ngi ko jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre ba tax na rek ñi nga xamante ñoom ñooy liggéeyee ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Ndakaar ñoom jaaxle ci seen ak ëllëg ci noonu ñu daal di ci am gan di Abiboula Fall moom lañ dénk jokkoo bi ci aéroport Blaise Diagne bu Diass bu dee nag wàllu éliminatoire coupe du monde ci football Sénégal démb ban yeggee rek ca Praia capitalu Cap Vert ñoom nag tàggatu nañ ca stade ba wante la ca tiital nit ñi rek mooy juróom-ñaari football kat dañ leen a bàyyi ca hôtel ba ca ñoom bokk ca Sadio Mané ak Mbaye Niang comité sénégalais ya nga maanaam doomu Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñooy dund foofu ca Cap Vert ñoom it am nañ yaakaar ni doomu Sénégal yi ci wàllu football dinañ jël ndam li indi ko fii ci Sénégal ngir ñu am yaakaar qualifié ci boobee coupe du monde su ngeen taaxirloo mbokk yi ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar ñu tàmbalee ko ak njàng ak njàngale ni ma leen ko doon waxee fédération bu ëmb fukk ak juróom-ñaar ci ay syndicat démb nag daje na ñoom dànkaafu nguur ak Sénégal ne juróom-ñeenti fan ci weeru octobre maanaam bis bi nga xamante ni moom lañ jàpp ni ndongo daal yi dinañ dem jàngi dinañ déposer li naan préavis de grève ngir yëglu rek su ko defee bu fekkente ni gouvernement bi sàmmante wut ak accord yi ñu signé woon daaw ñoom dinañ yëngu-yëngal ñu ànd ceek di sa préra Modou Diop. Fédération des enseignants du Sénégal taxaw ci xeex ak yelleefu ay membres am tax kuréel gi fas yéene déposé ab préavis de grève le 9 octobre prochain kuréel gi ëmb fukki syndicat ak juróom-ñaar li mu bëgg mooy nguur gi respecté ay engagement yi mu jëloon ci saafara jafe-jafe yu enseignants yi. ñun FEDER muy syndicat yi nga xam ne ñoo ànd ñoom ñëpp lënkaloo seen doole ñu toll ci fukki syndicat ak juróom-ñaar te ñuy woo ñeneen ñi ñëw fekk si ñu parce que li ñuy def pour jàngalekat yi ñoo tax ñu koy def. dañoo jàpp ne ñun bu juróom-ñeenti fan jotee ci weeru octobre danañ déposer suñ préavis de grève li tax nag ñu déposer suñ préavis de grève mooy que ni dafa am ay jafe-jafe yu nekk ci njàng mi ñu war koo saafara te gouvernement bi jéemagu ci dara benn jafe-jafe bi mooy dañoo wax ni protocole d'accord bi ñu signé woon ak gouvernement bi 2014 te mu am ci ay poñ yoo xam ne si bi ci gën a fees mooy ndàmpaay yi. ba ca gën a fees ci ndàmpaay di ndàmpaayu dëkkuwaay bi nga xam dañ cee boot di jàngalekat yi ñu ne nañ ci toog waxtaan pour ñu xool nan ngi yokkee ndàmpaay dëkkuwaay pour jàngalekat yi parce que jàngalekat yi ñu ngi leen di xañ seen àq ak seen yelleef di ko jox ñeneen ñoo xam ne gënuñu leen am benn mérite donc benn poñ a ngi noonu beneen poñ bi tax ñuy déposer suñu préavis de grève bu juróom-ñeenti fan jotee ci weeru octobre
mooy que ne dañoo bëgg décret bi nga xam ni président Macky Sall moo ne dina ko signer pour élèves maîtres yi te ñuy xaar depuis juróomi at pour ñu jox leen benn statut. beneen revendication FEDER joxoñ baaraam tuuma ministre de l'éducation enseignants yi jàpp ne Serigne Mbaye Thiam daf leen bëgg boldi ci waxtaan yi ñu ubbi te mu yitteel njàng mi ak njàngale mi FEDER ne ngir jàmm am faw rek boldi googu daal di dakk. FEDER mooy que ni dañoo bëgg li nga xam ni moom moo am biñ jógee ci élection de représentativité ak léegi mooy boddi ay kuréelu jàngalekat parce que ragal nga leen te bu ñu boolee ñun suñ doole ñun ñoo yor majorité bi ñu ni boddi parce que jàpp nañ ni atteindre uñ 10% même boo amee 9% ñun la mataloo 10% pour rek fexe nañu na sa xale ak salfaañi ak yelleefu jàngalekat yi ñu ne loolu na dakk parce que convention internationale yi convention C87 bi ak C98 bi moo wax ni képp kuy syndicat am nga droit fu ñuy waxtaanee ci mbirum secteur nga fekkee. bu weesoo préavis de grève bu 9 octobre prochain FEDER fas yéene amal ab tournée nationale de sensibilisation li mu namm ci tournée boobu nag mooy bu dalee préavis de grève bi jàllee fédération bi daal di dérouler premier plan d'action bu état bi wootewul waxtaan. at yoo xam dañ ko liggéeyoon ba léegi te fayaguñu. ñu des ba léegi ak Dame Mbodj mi ngeen dégg àdduna ci concept bi naan ubbi tey jàng tey maanaam bis bu ndongo yi ubbi rek ñu tàmbali njàng mi nee na nag loolu gisul njariñ li ndax amul benn conséquence ci li naan quantum horaire maanaam waxtu yi nga xamante ni ndongo daara ñu ngi koy jàng ci at mi nee na sax waa COSYDEP yi ko sos danoo rek sos lu ni mel ngir am ay financement ci bailleurs yi dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen xibaar. ñu des ci njàng meeg njàng li dem ci Goudiri département la ci région bu Tambacounda foofa daaw lu toll ci fukk ak juróom ñetti école la nemmeeku mooy yooyee daara daal dañoo amoon jafe-jafe ci way jàngalekat yu mat ba tax na daal CDD bi préfet bi woote woon kii di IEF ba di inspecteur d'éducation ak formation sàkku na ci kilifa yi daal lu ni mel ñu jubbanti ko jox leen ay li nga xamante ne rek mooy ay jàngalekat yu doy su ko defee ndongo daal yi mën a jàng ci tekk ak tey foofa ca Goudiri ñu ànd ceeg suñu correspondant ci région bu Tambacounda Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. bu Goudiri ci wàllum njàng ak jàngale ci jamono ji ñu ngi yittewoo luy toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti jàngalekat ci fàttali ci at mi ñu génn luy toll ci fukk ak juróom-ñetti daara nekk na yi nga xam ni école yooyu jànguñu ndaxte amuñu woon ay jàngalekat yu doy. que jàngalekatu français loolu 98 la 36 yi nag yu arabe lay doon parce que dafa nekk dëkk yoo xam ni fii population bi suñ jàngul arabe rek xale yi suñ jàngul arabe wala alxuraan rek duñ sawar ci njàng mi xale bi du dugg. 49 abri ci élémentaire bi bu dee ci moyen bi am nañ 18 abri yu ñuy xaar parce que collège na am na benn collège boo xam ne moom lépp abri provisoire la. te yu baax xale yi jàll nañ bu baax ci CFE bi xale yi tamit jàll nañ ci BFM bi am nañ ci ay ndam ndax ñun boo xoolee ci région de Tambacounda Goudiri moo raw ca kaw mooy ëppale taux moo gën a kawe taux Bakel moo gën a kawele bu Tamba moo gën a kawele bu Koumpentoum ci entrée en sixième BFM bi nag ñun ñooy ñaareel place la ñu jël ci BFM. préfet bu département bu Goudiri ñaax na ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi ñi nga xam ne ñoo jiite collectivité locale yi ak président conseil département nañu fexe ba lépp lu jëm ci wàllu fourniture scolaire ñu daal di koy yóbbu ci anam yi gën a gaaw ngir jàppale ndongo yi ñi nga xam ne ñoom ñooy waajuru ndongo yi ak askan wi ñaax nañ leen ñu fexe ba lépp lu jëm ci wàllu setal daara yi lépp lu jëm ci wàllu dindi ñaxale ko ñu daal di koy def ci anam yi gën a gaaw ndaxte li ñuy duppee ibbi tey jàng tey daal di nekk lu mën a ñoŋ ci biir département bu Goudiri. jërëjëf Moussa dañu des ba léegi ci mbiram njàng mi ak njàngale mi wax rek ci yëfi Yavuz Selim Ndiaw des na xam mi ndax démb ministre de l'intérieur woowoon ci ndaje PCA bi di Madiambal Diagne wante Madiambal Diagne li mu jàpp mooy àndoon ci li naan administration provisoire bi nga xamante ni nguur ak Sénégal bëgg na koo samp ci joojee daara ñoom nee nañ am na li naan contre proposition maanaam yeneen i xalaat yoo xamante ni bëgg nañ koo jox nguur ak Sénégal loolu nag ci altine ji ñu dëgmal la ñu déglu Madiambal Diagne gi mu binnee ci ndajeem ak Nguy Ndiaye Habib Faye moom moo taataan ay kàddoom. daal am nañu jaaxle ci li nga xamee ni mooy ministre de l'éducation nationale bi nga xamee ni moo yoroon mbir mi boobu ba léegi moom la ñuy dégg muy wax wala xëy na moo ci ëppoon xadar wala moom lañ ci gënoon a dégg di recevoir parents d'élèves yi recevoir enseignants yi recevoir keneen ak keneen ñun ñi nga xamee ni ñooy ndey mbil gi tam moom alal ji ñu war a dajeeg ñoom tey secrétariat woonu convoqué fii ci ministère de l'Intérieur te moom gisuñu ko ñun jaaxal nañ xamal nañu ni gouvernement dafa bëgg a trouver solution ci mbir bi ñu ni ko ñun loolu la ñu mas a wax démb ak barki dem
mu ne ñu dañu bëggoon état bi jël ko def administration provisoire ñu ne ko xel xalaatu ko duñu mën a nangu lu mel noonu ndax duñu jël suñu alal di ko dénk état administration provisoire li wax nañ leen li ñu namm nee nañ ñi ngi koy seetaat am nañu rendez-vous altine ak jàmm incha allah am nañ yaakaar ne xëy na ñoom bu ñu nangoo li ñu leen proposé jàmm dina dellusi bu ñu ko mënul nag xëy na ñu dem ci yoon ba lu ku nekk la yoon may nga jël. ñu wax ba léegi lu soxal ministre de l'intérieur bu bees bi di Aly Ngouille Ndiaye démb nag demoon na nemmeeku ji caserne bu sapeur pompier ba nekk ca avenue Malick Sy ginnaaw loolu nag moom rafetlu na xarañ gi nga xamante ne ñoom sapeur yi xarañ nañ ko bëgg na nag na yokk seen i jumtukaay wante tamit fu nekk ci Sénégal ñu daal di fay samp ab caserne sapeur pompier ngir mu mën a taxawu askan wi nee na it lu toll ci fanweeri ambulance dana jël jox ko ñooñu di ay sapeur pompier Habib Faye ak Mardien toppoon ca boobe tournée. wane seen doole sapeur pompier yi tey wane jumtuwaay yu ñu am ngir dalal askan wi ci seen kaaraange gannaaw ba mu xaatimee lii di livre d'or bi moom jëwriñ gi ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye gis ne xarañte gu mat sëkk la nemmeeku file. ne ren la ñu doog di commencer former ay sapeur fii ci ay officiers fii ci biir dëkk bi parce que souvent bu njëkk danaan dem génn pour ñu former leen mais yaakaar naa ne dès l'instant que commencé nañ ko bu école bi paree danañ gën a mën a former ñeneen te aussi gis ngeen taux d'encadrement bi sapeur yi am au niveau des officiers xaw na faible loolu aussi li ko waral mooy former officier dafa xaw a cher loolu tamit commandement mi ngi ciy liggéey ak armée pour que ñu defal leen programme spécifique pour que ci biir formation yi ñuy def ci école d'officiers yi wala école sous-officiers yi. ngir gën a mën a yokk jumtuwaay bi fii ci mim réew. joorin gi fas yéene sanc yeneen ci ay caserne fii ci mim réew naam tamit budget googe rëddaguñ ko benn yoon. daa ñu ngi jël ay dispositions pour que budget 2018 ñu def ci plan boo xam ne bii danañ commencer tabax d'abord réfectionner defaraat caserne yenn yi bari yi nga xam ne peut-être ñoom dañ leen ko mayoon wala ñu abaloon leen ko defar également ay tabax yu bees ci département yi nga xam ne nekkuñ fa. ak ci même yenn endroit yi nga xam ni dañu fay jëloon ay places yu ñu leen joxoon te du fekk ñoom ñoo ko concevoir ñu xool naka lañ mën a toxalee béréb yooyu ba dëkk bu ci nekk daal wala boog région bu ci nekk ñu assister fa présence bu ñu mënoon sax def ci département bu ne waaye li wóor a wóor mooy danañ toogaay boo xam ne bii tey dañu mën a couvrir tout le territoire national. gannaaw caserne yooyu ay ambulance daana ko teg ci loxo ñi di sapeur pompier yi. tey at mi jeex ak 2018 am na équipement yu am solo jëm ci wàllu ambulance jëm ci wàllu fourgon yoo xam ne danañ leen ko équiper. ci ay mbébétam jëwriñ gi di Aly Ngouille Ndiaye xalaat yokk jumtuwaayu sapeur pompier yi ngir seen lépp mën a yaañ. diwaan yi di Ndakaaru ak Thiès boo sàgganu nag seen jafe-jafe ci wàllum ndox léegi tey mu jeex buñ sukkandiko ci directeur bu SONES moom amoon na tukki nemeeku ca Thiès ginnaaw rek ban fay tabax lu toll ci juróom-ñaari forage yoo xamante ni daal ca diwaanu Tassette la nekk moom kilifa gi jàpp ne daal loolu dañ koo def rek ngir daal di jafe-jafe yi nga xamante ne askan yi ñu ngi koy jànkonteeg ci yooyu ñaari diwaan ñu daal di koy saafara ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. fii ak weeru mars dootuñu nemmeekooti benn ndox mu coupé wala ñàkk ndox ci diggante Thiès ak Ndakaar juróom-ñaari forage de gas nañu leen fii ci diggante Tassette ak Thiès liggéey bi sori nañ ci lool fii ak juróom benn weer nee nañ lépp dina yaanu directeur général bu SONES ne dal na xel. ñëwoon tey visite de chantier pour saytu avancement wu travaux yi nga xam ne gouvernement bi mu ngi ko ŋànkoon pour jéem yokk ndox mi ci Dakar ak Thiès ànd ci ak Banque mondiale jëlee ndox Tassette moo waral tamit forage yi nga xam ne ñu ngi koy tabax yu bees fii ci Thiès gis ngeen machine bi suñu gannaaw fii Thiès nappe bi presque ay 500 mètres la ñuy gas ci suuf incha allah am nañu yaakaar ni fin mars dinañu respecté gale yi pour que askan wi mën a jot ci ndox mën ko jot ci ndox lu mu gën a sellee mën ko gis tamit saa su ne. projet bu njëkk ñu jagleel ko Tassette mu toll ci fukki milliards ak benn Banque mondiale financé ko waa SONES nee na ñu ngi ci liggéey bu baax te nag bu noppee diggante Thiès ak Ndakaaru Petite Côte ndox mi dina doy. programme bi Tassette la concerné léegi fi ñu toll moom laa doon wax forage yi comme ni ngeen ko gisee pratiquement jeexal nañu sànq ni ñu doon visité conduite yi gis ngeen ñi ngi posé maanaam si 21 kilomètres posé nañu presque 7,5 kilomètres à 8 kilomètres. forage ndox mi yóbbu ci forêt classée Thiès bi ñaari mband yoo xam ne bu si nekk dina def 10 000 mètres cubes bëgg nañu au mois de mars ndox mi mën a baawaan diggante Dakaaru ba Thiès. techniciens yi dalal xel yi ne fi weeru mars bii di ñëw askanu Thiès ak Ndakaaru dootuñu jooy manqué ak ndox wala dog-dog yu bari.
kilifa yi bokk ci Haut Conseil des collectivités lébu bëgg nañoo dugal seen loxo ngir jàmm sax dàkk ca Casamance ñi ngi béral yéene bi nag ca Oussouye ginnaaw ba leen kilifa aada ya nekk ca diwaan ba daal di invité ci benn xew-xew ci teewaayu gouverneur bu région ba wante tamit ay délégation bu agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance Boubacar Diassi Lamine Magna. Conseil des collectivités lébu ne bokk na ci lu mu namm ci Casamance mu daal di amal am jumelage ak kilifa aada bu Oussouye. il faut mu am benn brassage benn jumelage ñu ànd bokk liggéey bi ñu ko waxee kontaan na si trop nee na ñun li ñu def dafa rëy lii war mooy ñun ñu toogal ko foofu mu toogal ñu fi lépp lu xamante Dakar ñun ñu oo ko mu ñëw foofu lu xew fii mu oo ñu ñëw fii. suñu sukkandikoo ci waxu kilifa yii di gan Sibilu Mbay Jeeju seen jokkoo waroon na am bu yàgg ndax ñoo bokk li ñu bëggal askan wi. si dëkk bi lañ bokk. am na loo xam ne war nañ koy bay si waar ñu ne nag notre rôle du ñu bàyyi nguur gi rek ne mooy gàll porter chapeau pour jàmm am si Sénégal ñu ñëpp ay citoyens Sénégal lañu ku ne war nga am loo œuvre pour que jàmm am Sénégal loolu moo ñu yëkki. ku wax wutum jàmm ci Casamance waxit suuxat diiwaan gi ci wàllu koom looloo waral teewaayu ANRAC ci wetu yi kilifa. suñu agence bi dafa nekk agence boo xam ne état bi daf ko fi teg pour yokk koom-koomu Casamance mais aussi yokk jàmm gi. jàppale lépp loo xam ne dina dundal suñu aada ak suñu cosaan pour que loolu gën a taxaw parce que xam nañ ni ki aada ak cosaan boo ko fonkee nga dundal ko dina mën a yokk jàmm ci dëkk bi. gan yi desandi ci département bu Oussouye ay fan yu bari laata ñoo tàggatoo ak kilifa aada gi. bala ñoo tàmbali suñ dossier bi ñu wax rek ci liggéeykat yi nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Ndakaar ñoom am nañ yéene juróom-ñeenti fan ci weeru octobre mi ñu dëgmal ñu amal doxu ñaxtu ngir rek sàkku ci kilifa yi ñu bàyyi leen xel bis bu ñuy toxu maanaam jóge ci biir aéroport dem fële ca Blaise Diagne ba nekk ca Diass rafetlu na nit ndigal li nga xamante ni président Macky Sall jox na ko kilifa yi waa aéroport Blaise Diagne bu Diass ngir juróom-ñaari fan ci weeru décembre ñu mën a jël seeni bagage toxu te tàmbali liggéey bi foofu ca boobee aéroport démb lañ ci doon amal daje ak taskatu xabaar yi ci teewaayu Mame Biram Diouf ak Mohamed Dieng. seen assemblée générale bi di am gannaaw ba njiitu réew mi Macky Sall jëlee kon ndogal sant gouvernement bi mu jël matuwaay yi mat sëkk ngir inauguration aéroport international ak it liggéey yi ñu fa war a door loole yëpp yemb nag ci juróom-ñaari fan ci weeru décembre liggéeykat yi jàpp ni matuwaay yi kilifa yi war a jël bokk na ci seeni tawat ñu andi ci saafara. muy liggéeykat yi nekk ci plateforme Léopold Sédar Senghor ñu yóbbu leen ci AIBD waaye entreprise yi ñu dugal leen fa. exploitation bi proprement dite. nous avons des qualifications. qualification yi ñu am mooy da ngay am ay ISAGO moom la doon wax état bi ak IATA bi couvrir le transport aérien dafay ñëw seet la ne la ndax yow matal nga cahier de charge bi permettre ma jël ay avion jox la ko pour nga traité ko ndax ay bakken ñooy dugg ci avion bi. léegi loolu mu lay jox noonu da lay tegal ay conditions. ñu yëkkati nag seen kàddu ndax dañoo jàpp ni ay accord kat jotoon nañ kaa signé waaye jamono ji amul lenn lu ci leer. ku fi nekkoon ñun ñii ñëpp taxaw kuñ ci ne da ngay jóge ci sa kër am kër gu bees yaa ngi yàkkamtee dem sa kër kon lan moo tax ñu ne la da ngay jóge sa kër dem kër gu bees nga bañ a dem kon am na lu fa ne li fa nekk nag lenn la c'est des lobbies tapis dans l'ombre ñoo xamante ne seeni intérêt moom la ñu jiital di xeex intérêt travailleurs yi nga xam ne ñoo nekkoon fii depuis 10 15 20 30 ans d'exercice yoo xam ne tey bu ñuy tudd aéroport bi ñoom ñoo tax. di waajalit ab dox ñaxtu juróom-ñeent fan ci weeru octobre gi ngir jébal ab mémorandum kilifa yi. ba tey ñun ñu ngi ci cadre lutte bu civilisé parce que loolu la ñu xamee sénégalais loolu la ñu bëgg a def bëgguñu def ay outrage bëgguñu def dara donte nag mën nañ ko de mën nañ ko bu baax. ndax lan boo nekkee ci dëkk boo xamante ne mattaate moo fa xew boo mattaate wul tam bu la neexee nga siiñ ñu xam ne am nga ay bëñ tey moom lañ def nii ci biir siiñ boobu dinañ continuer aussi def marche bi lundi dem démarrer aéroport ba ci Almadies sous-préfecture Almadies pour remettre ko mémorandum. liggéeykat yi nekk ci plateforme bu aéroport Léopold Sédar Senghor am yaakaar ni nag seen tawat yi dina am saafara ngir kat AIBD doon aéroport gu mag goo xam ne dina dëppook yi nekk ci àdduna si. bala ñoo dalal suñ gan dañuy des ba léegi ci mbiram aéroport boobu Blaise Diagne comme ni ngeen koo xamee juróom-ñaari fan ci weeru décembre ci at mi lañ ko bëgg ubbi ba tax na rek ña fay liggéeyee tiit ni ngeen ko gisee muy ña yor wàllu commerce ca li wër aéroport Léopold Sédar Senghor ak tamit ñey jaay ak yeneen i association daal bëgg nañ ñu lett leen wala ñu firi leen laata ñuy dalal Abiboula Fall ñu daal di rek seetaan dossier bi nga xamante ni Ibou Diouf ak Diafara Ba def nañ ko ci.
xibaar bi daanu na aéroport international Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru nar a tëjay buntoom ñu nar a ubbi aéroport international Blaise Diagne te mu nekk fële ca Diass juróom-ñaari fan ci weeru décembre la ñu jàpp bés boobee. danoo jógee ci aéroport bii muy aéroport Léopold Sédar Senghor bu Dakar Yoff war a dem ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ci tuxu boobu nga xam ne nag ci leen war a tuxu dafa am lu mu laaj. fii ci aéroport bu Ndakaaru am ñu bëri ñu fi liggéeyee ku ne ak li la gën a ñor. liñ cee xalaat rek mooy ndax ñun suñ dina liggéey bi ñu mën a def fii est-ce que dinañ ko mën a am foofu. transitaires yi nekk fii bon man ñoom laa njëkk a yërëm quoi parce que dañuy am problème pour transport bon seen famille yi bàyyi duñ am lu ñu leen yóbbu xam nga est-ce que comprendre nga. choix bu ñu mën a jox proposition bu ñu wax baax na mais nañ si gis suñu bopp rek ñu sant suñu bopp xam ne ñu ay sénégalais lañ yoo xam ne si biir dëkk bi. ci parking aéroport Léopold Sédar Senghor bi nekk fii ci Yoff taximaan yi ñoom bokk nañ ci ñi fi gën a fës ñoom tamit ak li leen yitteel. am nañu fa fanweeri at ëpp na ko léegi nag dañoo wax ne aéroport bi day toxu nuy li ñu bëgg ci autorité dimbali ñu am fële ni ñu amee woon fii am ko fële. danañu bëgg ci ku ñu jàppale ñu am ay oto yu bees yu gën a taaru ci ndimbal nag la na ko yaakaar ne noonu bu fekkente ne bi affaire xaalis la moom amuñu xaalis. ba ñu yëgle bi la dogal ak léegi syndicaliste yi ñoom kenn demul ñu des ñu gis ne toxal aéroport bi li yóbbu ko fële ci Diass dafa am lu mu laaj. nous sommes 540 et quelques. say fekk ni bu def 25 ans de service nga ñëw da nga koy recruter waat mu amaat matricule bees day reprendre à zéro loolu su boobaa da nga gis koo xamante ni mais banque dana ko topp ba géeru dundam dana jafe-jafe yi dafay bare. donc tey jii wax recrutement pour ñoom du xel li ñu war a wax kay mooy dañ leen di changer employeur donc li ñu fi nekkee woon. noonu la ñuy nekk wat fële wala nu ko gën. aéroport Blaise Diagne bu Diass di ab projet bu yitteel président Macky Sall ak nguuram ci loolu nag professionnel yi joxe nañ ci seen i xalaat. ba dama ne ñi fi nekk foo leen yóbbu ci àdduna bi ci métier aviation civile mais wax dëgg yàlla dañuy compétir kon nag ay la yëwén ñu mel noonu soo ko xoolee lu mel ne que RDA bi loolu moo ñu gën a tax sax wax dëgg yàlla nit ñi fépp. tëralin aussi buñ koy def faaw ñu teg ko ci loo xam ni même ku jógee bitim réew bu ko gisee dina xam ne ñun ñu ngi dëppoo ak normes yi nga xam ni moom la wàllu aéroport war a doxe aéroport bu yees ñu jàpp itam ab bés ngir toxal bépp activité foofee ca Diass ñuy xaarandi kilifa yi ñoom ñu indi ab tontu ci mébétu sénégalais yi laata aéroport international Blaise Diagne bu Diass di dalal ay avion yu njëkk. jërëjëf Ibou Diouf ni ma leen ko waxee mbokk yi ñu ngi dalal sun gan di Abiboula Fall moom lañ dénk communication ba ca AIBD aéroport international Blaise Diagne nekk ca Diass Abiboula ginnaaw bi ma nuyoo fi Ibou jeexalee reportage am bi laay tàmbali sama question bi maanaam tontu yi nga xamante ni liggéeykat yi nekk fii ci Léopold Sédar Senghor bëgg nañ ñu indil leen ko ci maanaam seen ëllëg naka lay demee bu dee transfert bi dañ ko jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre. maa ngi lay gërëm di nuyu sa téléspectateurs yi loolu am nañ ci tontu. Parce que li may njëkk a fàttali mooy bi ñu commencé tabax aéroport bi ñuy dem ba mu egg atum 2014 wala lu ko raw sax ci la ñu commencé di xalaat ci wàllu transfert naka la ñuy jëlee activités yi Dakar transféré ko aéroport international Blaise Diagne ci mois d'avril 2014 ci la ñu taxawal benn comité de transfert bu nga xam ni premier ministre moo ko taxawal depuis 2014 ba léegi ñu ciy liggéey autour du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires réunion bu mujj bi démb la woon alors ci comité boobu lépp lu nga xam ni dafa soxal activités yi ñu war a jëlee Dakar yóbbu ko Diass ak nit ñi koy topp lépp ñu ngi ko fay waxtaane boobu ba léegi syndicalistes yi ñu ngi ci biir police ngi ci biir douane ngi ci biir ministère du travail mu ngi ci biir ministère de l'intérieur mu ngi ci biir ministère de l'économie et des finances mu ngi ci biir compagnie aérienne yi ñu ngi ci biir. mais dégg nañ benn benn syndicaliste nee na yéen da ngeen dafa am ay critères yu ngeen posé pour transfert bi maanaam da ngeen recommencer à zéro ci wàllu recrutement bi est-ce que noonu la demee. kenn recommencé wul à zéro boo seetloo fan yii yëpp y a un débat ñi naan recrutement la ñi naan reversement la. mais débat boobu leer na ci ñoom parce que bu yàggul li may wax ni matul fukki fan ak juróom ci ginnaaw directeur bi nga xam ni moo war a doxal aéroport bi
recevoir na syndicalistes yi wax na leen du recrutement reversement la donc problème boobu féete na boor mais pour ma yeggali ci li ma doon wax pour xelu ñëpp dal parce que bu état du Sénégal tabaxee aéroport bu bees am na politique bu bees bu muy àndal ak ay ambition yu mu ci am ñi nekk aéroport Léopold Sédar Senghor ay sénégalais lañu kenn toogul ci seen ay droit kenn toogul ci parce que comité bi ma la wax dañu ko taxawal pour lépp lu soxal transfert bi dans de bonnes conditions liggéeyu kenn bañ a yàqu ñu bañ a léser benn employé loolu moo tax a jóg comité de transfert bi te loolu ñu ngi koy waxtaane boobu ba léegi le 12 octobre bii di ñëw syndicat yi génn ci télé bi léegi ak syndicat yi nekk ci plateforme bi yëpp am nañu ndaje ak ministre bi pour eggali waxtaan bi parce que eggali waxtaan bi lay wax parce que waxtaan bi mu commencé du tey. reversement nga wax mais est-ce que dafa am ay critères. non boo ma waxee critère du ma maanaam bu fekkante ni dañ leen di jëlee Léopold Senghor yóbbu leen Blaise Diagne. dafa am maanaam ay loo xamante ni conditions yu ñu posé wala dañuy jël ñi nga xamante ni ñoo nekkoon fii ñëpp yóbbu leen fële. ngir préserver employé. employé dañ koy préserver parce que ki nga xam ni moo war a doxal aéroport bi li état du Sénégal wax ak moom daf ko ne ce recrutement waa aéroport Dakar ngay jël waa aéroport Dakar ñoom ngay jël yóbbu leen aéroport Diass loolu amul ay critères ak ay ça veut dire que du ay emploi yu bees seen liggéey la ñuy continuer ci Diass loolu moo war a leer ci xelu ñëpp amul emploi yu bees gis nañ ci ñoom ñu nekk ci AHS ak ñu nekk ci HSS gis na ñoom sax nee nañ presque 540 emploi la est-ce que kon bu fekkante ni sociétés yi nga xamante ni ñoom ñoo yor mbiram handling beeg yu ni mel ñoom tamit ñoo fay nekkaat fële wala dafa am turki yi nga xamante ni bokk nañ ci exploitation bi dafa am lu ñu ciy dugal. mbirum handling beeg yooyu kilifa yi ñu ngi ciy waxtaan bés bu ñu ci noppee rek li ci war a am yëpp dinañ leen ko wax mais encore une fois. na nit ñi dalal seen xel. aéroport Diass Sénégal ko moom waa Sénégal ñoo fay liggéey ñi nekkoon aéroport Dakar ñoom la ñuy transférer foofu parce que activités yi ñu doon def fii moom la ñuy defi fële. waaw ñi doon wax ni ñoom ci plateforme aéroportuaire la dinañ bokk mais xam nga mbirum aéroport la am na ñu fa ñëw di jël si li naan seen wërsëg. jaaykatu caaf bi ci la bokk ki jaay carte crédit bi ci la bokk même change yi nga xamante ni mooy monnaie bi ci la bokk. ñooñu seen sort moom nu muy demee. waaw wax naa la ko léegi gis nga. Comité de transfert bi loolu yëpp lay waxtaane maa ngi gis waxu taxi yi mais waxoo ko ci démb rek ci réunion bi ñi ngi wax waxu taxi yi ça veut dire que ñi ngi waxtaan lépp lu nga xam ni dañ ko doon def Dakar lépp lu war a am ci aéroport ñi ngi koy waxtaane am na ci yu ci pare am na ci yu ci pareegul mais bu ci pare rek bu boobaa ku nekk li nga xam ni moom nga ko ci aéroport dinañ la ko wax te dinañ la ko jox. léegi bala ñoo jógee ci Léopold Sédar Senghor dañ koy tëj définitivement est-ce que loolu moom ngeen nar wala nu ngeen nar a def li nga xamante ni moom mooy aéroport bi. man li ma jàpp mooy aéroport international Blaise Diagne à partir du 7 décembre tous les vols commerciaux avion buy wàcc. foofu lay wàcc. foofu la avion yi di wàcc loolu mooy politique bi parce que bu ñu nee transfert des activités bu ñuy transférer activités yi lañ fay liggéey la ñuy transférer ak nit ñi koy liggéey ñoom la ñuy yóbbu Diass avion buy ñëw aéroport international Blaise Diagne lay wàcc à partir du 7 décembre. waaw gis nañ conseil des ministres bi passé président Macky Sall insisté ne ci ngir ñu tàmbali juróom-ñaari fan ci weeru décembre comme ni nga ko waxee tey le 6 donc mën nañoo wax ni 61 jours moo des maanaam juróom-benn fukki fan ak benn jour pour jour moom moo des ñu daal di tàmbali lu mel est-ce que pare ngeen. pare nañu te li président jël dogal démb loolu mooy wane ni pare nañu te it daf ci yokk ne nañu def sax conseil interministériel pour taxawaay bi gën a dëgër pour ñu dem ci 7 décembre boobu bu ma nee pare nañ mooy pare nañ ci wàllu liggéey bi pare nañ pour dalal avion yi te état du Sénégal itam pare na pour ubbi aéroport bi te li nga xam ni moo juddoo ci conseil des ministres bi démb appel la pour ñun bu nga xam ni mooy nañu gën a mobiliser wu
muy acteurs yi nga xam ni ñi ngi nekk autour de la plateforme aéroportuaire mais itam sénégalais yi mobilisé wu pour teeru seen aéroport. mais appel la wala pression parce que tamit est-ce que du pression bu ñu teg ci yéen parce que gis nañ ni quand même 2007 bi ñu tàmbalee travaux yi ba léegi ñaata yoon lañ fi joxe ay délai na dañuy ubbi aéroport bi tàmbalee est-ce que bii yoon nekkul pression ngir même bu liggéey bu pare wut ngeen gaawtu wala def ci loo xamante war leen ko def. non ñun jàppe wuñ ko pression dañ ko jàppe encouragement pour ñëpp taxaw. mooy li ma lay wax les acteurs de la plateforme muy AIBD di ADS di ANACIM di ASECNA di haute autorité di ministère ñëpp ñi nga xam depuis 10 ans yooyu ngay wax ñu ngi liggéey ci aéroport bi ba léegi ñu taxaw pour livrer aéroport bi waa Sénégal. waa Sénégal itam taxaw gàttandu seen aéroport parce que aéroport bi aéroport waa Sénégal la te itam aéroport bi fierté wu waa Sénégal lay doon ñi fa ñëw visiter ko wala ñi ko gis ci télé bi ku ci ñëw di nga xam ne lii c'est une fierté nationale. objectif bi lan la en termes de fréquentation surtout ci ay passagers yu fay jaar ci ay vols commerciaux yoo xamante ne bëgg nañ ñu fay wàcc. waaw dañ ko dimensionné tey boo xoolee aéroport Dakar capacité am mën na dalal 1,5 million passagers par an bële mën na dalal 3 millions ci phase bu njëkk bi. parce que li may fàttali mooy aéroport international Blaise Diagne dañ koy tabax de façon modulaire tey bu ñu koy ubbi dina egg ci 3 millions de passagers par an wala lu ko ëpp bala ñuy egg ci loolu jël nañ matukaay yëpp réserver nañ espace yi parce que 4500 hectares la ñu am réserver nañ espace yëpp pour di tabax ba muy egg 20 millions de passagers par an loolu mooy ambition wu aéroport international Blaise Diagne. et stratégie ba ciy yóbbu ak fa ñu koy tabax loolu yëpp nit ñi xalaat nañ ci ba teg ko lu ci jot rek dañ koy dérouler en termes de modernité tey yéen a ngi dégg ñuy wax A380 mënul wàcc aéroportu Ndakaaru fële dina fa wàcc muy avion yu mag yu nga xam ni tey boo doon xool Afrique de l'Ouest xëy na benn réew moo ko ciy am. donc loolu mu nekk avancement. dañ ko bëgg def mu nekk hub aérien quoi. dañ ko bëgg nekk mu aéroport yu mag yi mais oui loolu mooy ambition bi dañu bëgg mu nekk hub aérien. parce que yemuñu ci tabax aéroport rek. bu ñu paree ci aéroport bi dañuy tabax un centre de maintenance aéronautique ci biir projet AIBD centre de maintenance aéronautique boobu. ña fay liggéey. am na institut bu ñuy taxawal bu leen di former. laaj bu mujj bi rek parce que temps bi mi ngi ñuy xocc bëgg naa tamit ñu taxaw Sénégal lan lay gagné ci exploitation parce que gis nañu au début saoudiens yi ñoo ko yoroon di Saudi Bin Laden bin amee jafe-jafe ci yéexaay bi ngeen jox ko ay turc ñaari sociétés yi nga xamante ne ñoom ñoo termine travaux yi. naka lay demee Sénégal lu mu ciy gagné. Sénégal lu mu ciy gagné ci lan. Sénégal moo ciy gagné lépp ndax moom aéroport waaw est-ce que amul xaajaloo maanaam Turquie yi nga xamante ne dañoo yem rek ci tabax dem wala ñoom it dafa am luñ ci yëg. non Turquie yemuñu ci tabax dem. dañu teg société bu bees bu tudd Limak AIBD Souma bu nga xam ni moom mooy exploiter aéroport bi société boobu état du Sénégal def ci nekk ak Turquie nekk ci ñu def ko ci convention bu leer action nu mu demee buñ ko mënee xam ku ci nekk ci wàllu action. état du Sénégal 34% la am. Limak am 33%, Souma am 33%. ñooy majoritaire quoi. waaw noonu la action yi demee. ak yeneen critères dafa am durée. waaw am na durée 25 ans am na durée 25 ans ak lu nga xam ni moom la ñuy oowee clause de revoyure clause de revoyure mooy ñetti at yu nekk dañuy toog ñu évaluer ñu xool liggéey bi fu mu toll xool ànd bi naka lay continuer. laaj bu mujj la parce que gis nañ quand même Diass li wër aéroport bi amul infrastructure ci wàllu hôtel ci wàllu dëkkuwaay ku fay dem sax xëy na boo jaarul ci autoroute à péage bi doo egg loolu aussi est-ce que bàyyi ngeen ci xel. ci projet aéroport bi da nga ma bàyyiwul ma eggali sànq dafa am ay projet hôtel. yu nga xam ni loolu yëpp liggéey bi mi ngi continuer parce que bu ñu paree le 7 décembre livré aéroport bi. liggéey bi dafay continuer ci wàllu hôtel yooyu ak ci wàllu extension ak ci wàllu centre de maintenance bi nga xam ni moom laa la wax tey infrastructure yi lépp dina ñëw y a des programmes immobiliers autour de Diass de l'AIBD même il y a beaucoup de programmes immobiliers autour de Diass. Il y a d'autres programmes hôteliers autour de Diass te boo xoolee boo demaatee ba ci kanam mën ngaa wax Somone mën ngaa wax Mbour am na yeneen projet yu nekk Joal Fignon Mbodiène yu nga xam ni société bi ñuy wax SAPCO ñoo koy doxal donc loolu yëpp marche la bu nga xam ni ñi ngi ciy dem mi ngi suñu kanam mais li nit ñi mën a jàpp mooy aéroport bi aéroport bu moderne la ñi ngi koy ubbi te lépp lu ñu fa war a am comme matuwaay dina fa fekk ci aéroport bi. ñu lay sant di la gërëm Abiboulah Fall kon ñu joxonte délai incha allah le 7. incha allah ñi ngi koy sant di gërëm moom moo yor communication
aéroport international Blaise Diagne bu nekk fële ci Diass comme ni ñu ko waxee nag ñi ngi jàpp ubbite gi juróom-ñaari fan ci weeru décembre ci at mi incha allah mbokk yi ñu wax rek wàllu tàggat yaram ëllëg Sénégal dina jonganteeg Cap Vert fële ca Praia jëm ci éliminatoire coupe du monde 2018 fële ca Russie li nemmeeku nag mooy daanaka benn pays Afrique qualifié gul ba tax na rek Sénégal démb ba ni tàggatu ca stade ba lu toll ci juróom-ñaari footballkat bokk ci ñoom Sadio Mané ak ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Niang bokkuñ ci tiitaange am nag ci wàllu infirmerie bi wante ki nga xamante ni mooy coach bi mi ngi dalal xel yi ñu ànd ceek suñuy ndaw yan yabal fële ca Praia di Cheikh Tidiane Diaw ak Hamza Diallo. benn waxtu gaynde yu Sénégal di wut ay repère ci pelouse bu Estadio Nacional Cabo Verde ci ñaar fukk ak ñeenti joueurs yi ñu sélectionné fukk ak juróom-ñaar kese ñoo entraîné Mbaye Niang Sadio Mané Salif Sané Kara Mbodj Opanguet Fallou Diagne ak Lamine Gassama des ca hôtel ba ñi di noppalu ñeneen ñi di tàggat seen yaram ci beneeni anam groupe bi amal décrassage ginnaaw voyage bi ci diggante Dakar ak Praia match samedi bi gaynde yi wóolu ci seen bopp te xam li leen di xaar. Nous sommes en train de nous préparer. ñi ngi préparé wu bu baax sentir nañu forme ginnaaw entraînement yi tey jii gis nañu pelouse bi te sensation yi ñu am baax na lool li des mooy samedi ñu ñëw def match bu rëy. Et je pense qu'on le fera. Adama Mbengue nekk ci forme ak Stade Malherbe de Caen am mbégte ci dellu seem équipe nationale moom mi fi nekkoon arrière gauche bu jàmbaar ni pare na saa su ko coach bi joxe confiance. biñ ma owlee damay yokk jëm rek ndax bari nañ joueurs sénégalais bari nañ bu la jëlee tey jëluñu la war nga gën a yokk góorgóorlu sa club après bañ mën loolu motivation la ci mën quoi waaw. Massani bi ñun moom pare nañ xam nga pare nañ pour joxe lépp lu ñu laaj ñu joxe ko quoi. Cap Vert Sénégal di jongante bu nar a métti ci samedi ci 12e gaynde bi teewee entraînement bi ne du ci des ginnaaw. ñu des ba léegi ci mbiram 12e gaynde boobu maanaam doomu Sénégal yay dund fële ca Cap Vert am nañ yaakaar ci match-up ëllëg bi bëgg rek gaynde yi daal di jël ndam lii ñoom nee na dinañ mobilisation boo am solo dem ca stade ba nekk ci ginnaaw gaynde yi pousse leen bën indi ndam li ñu déglu leen ci micro sunu envoyé spéciaux ca Praia di Cheikh Tidiane Diawo ak Hamza Diallo. depuis un mois ñoo ngi waajal ak disposition Sénégal yi nekk fii génne ay moyens yu bëri def ko si di waajal match bi. te incha allah dañuy am ndam si kàttanu yàlla ndam rek waaw dama yaakaar xam naa sama équipe xam naa man la ma yor du ma moroomu ñii te musul maa yëpp basket musul maa yëpp handball musul maa yëpp volley musul maa yëpp kon kii du ma taxaw ak moom premier mi-temps ma tàggoog moom si kàttanu yàlla. mobilisation boobu la musul ko def waaye ñun nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam lu sedd guy waaw 2 ba 3 baax waaw ñu bàyyi tàngal taxi bi. danoo mën a dirigé du seen dëkk la nekk pour ñu mel ne penalty day yomb waaw ñu seeral ñu rek ci suuf ñu yëngal ci kaw. lii kon teñ bi la yéen bi ñëwagul match bi ëllëg la ñu fàttali ca àll ba Sénégal moom moo gagné woon ñii di waa Cap Vert Sénégal nekk ci ñetteelu place bi ci seen groupe li gën a fës ci yéen kaay mbokk yi ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Christophe Rocancourt mi ñu ne moo gën a njublan ci àdduna bi am na niroo waale ci Sénégal waa ji Njaga Caw la tudd moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur xaalis bu dul jeex la tiriande ay kilifa yu mag yu nekk ci réew mi bu tey mu ne mooy colonel Cissé garde corps spécial bu président Macky Sall boo lëgee mu ne mooy Pape Sambare Ndour journaliste bu l'Observateur waa ji di Njaga Caw escroc edge plus la maanaam trian international li ko feeñal l'Observateur nañu moo di dafa am benn bés mu woo honorable député Moustapha Cissé Lo ne ko man la colonel Cissé garde corps bu président Macky Sall damaa xaw a banque soxla woon xaalis ci week-end bi bëggoon nga jàpp ci yónnee ma ko Cissé Lo gëm ko jël xaalis bu duun def ci enveloppe jox ko garde corps am ne ko demal daje ak benn waay ci restaurant Chez Katia boo demee nga jox ko enveloppe bi yéene kaay bi dañu garde corps Moustapha Cissé Lo bi di dem ba mu yàgg ci yoon wi siisam sansam daw mu ne lu tax garde corps président Macky Sall neewul nañ ko fekk ca palais ba joxuñu rendez-vous foofee nga xam ne fa la ay bureau nekk lu dul di ñu boole ak nit ku ñu war a dajeel ci restaurant Chez Katia ba mu yeggee gis fa waa ji ñu ko booleel jox ko enveloppe bi ba noppi
ne ko na ko defal décharge waa ji Ndiaga Thiaw yónni bañ a def décharge bi garde corps Moustapha Cissé Lo bi jëlaat enveloppe bi ba nuppi woo patron di Moustapha Cissé Lo ne ko waa ji nanguwumaa defal décharge woowaatal colonel Cissé nga ne ko na ma yónneewaat keneen Moustapha Cissé Lo jël téléphone woo were colonel Cissé wax ko mbir yëg ni mu demee l'observateur nañu were colonel Cissé bi ki nga xam ne mooy garde corps président Macky Sall bi ko Moustapha Cissé Lo di wax loolee dafa mel ne danga koo tiim di ko làkki chinois ca la woowee moom colonel Cissé waa section recherche wax leen li xew ci noonee la gars yi commandant Seck yi demee ca Cheikh Kacha daal ci benn xale bu jigéen boo xam ne ab masseuse la moom it faux garde corps président Macky Sall bi moo ko fa yónni woon ngir mu daje fa garde corps Moustapha Cissé Lo bi jël enveloppe ba bi gars yi jàppee femme bi ci la leen wax ki ko yónnee Ndiaga Thiaw la tudd ni ko gendarme yi xamee yéenekaay bi nañu moo di dafa am benn bés atum 2013 amoon accident bu am ci Almadies gi waa télévision Futur Média di TFM demoon fa doon filmer waa ji di Ndiaga Thiaw dikk ne leen Assane la tudd jël leen ma mu nittali leen accident bi ni mu demee image am yooyee mu di vidéo ba moom la gendarme yi dem jëli ca TFM soog a xàmmee Ndiaga Thiaw escroc bi ana lu muy nirool ci noonee lañ ko tegee loxo l'observateur nañu escroc bii di Ndiaga Thiaw ñi mu dóor ci kilifa ci réew mi ci turu Pape Samba Ndour bu l'observateur kenn xamul nu mu toll moo ko waxal boppam ca kanamu gendarme ya jàpp leen Racine Sy waa ji dóor na ko Moustapha Guirassy waa ji dóor na ko Jabari Seydou Diouf député waa ji dóor na ko Mouhamadou Moustapha Gaye njiital Sénégal logistique waa ji dóor na ko ak ñeneen ba ñu ko jàppee di ko enquête weddiwu ci dara baal leen ma damaa yore jabar ak doom ju amagul sax at yéenekaay bi nañu loolee la doon wax enquêteurs yi enquête yéenekaay xëy na di enquête ci école yi Yafu Selim yi ak taxawaay bi ci réewum France am Le Quotidien moom it xëy amee xibaar bi mu di coow li am ci école yi Yafu Selim yi jéego ak pexe yi ñu ci def ngir régler ko yéenekaay bi dañu altine ji di ñëw ca la lépp yi leere ca la ñuy jëlee ay dogal ci ëllëgu école yi Yafu Selim yi démb rek yéenekaay bi nañu am nam ndaje mu ñu ci doon def ministre intérieur moo ko woote woon direction école ba ña nga fa woon ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye it ma nga fa woon waaye ministre éducation nationale mu di Serigne Mbaye Thiam yéenekaay bi di Le Quotidien nee nañu tegu fa tànkam kenn gisu ko ca ndajam Vox Populi nañu ca ndajam démb ma conseil d'administration bu Yafu Selim SA nee nañu nguur geek dogal bi mu jël jëm ci ne dafay indi administration provisoire ci école Yafu Selim yi na ko tegaat ci suuf duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg dàq nañu proposition bi ba noppi indi ab contre proposition opposition bu Sénégal parti yi ci fare te ñu tuddee leen ay parti de gauche la Sénégal nee nañu ñaari parti ngi ci yoo xam ne mu di LD ak PIT daanaka ci tasar la ñu jëm te bu ñu tasee dara tasu leen lu dul mbiri intérêt ak mbiri bopp sa bopp loolee yéenekaay bi nañu mi ngi tàmbali ci seen biir keroog ba ñu taxawalee gouvernement bu jonnu 2 ca la ñu nekk di dëmmante ñoom waa PIT ak waa LD direct info mel ne ku naan ñu kii dee dëgg jamono ji moo di Idrissa Seck njiital parti réew mi dem yi bari na lool ci biir parti bii di parti réew mi tax journal bi gis ne moom Idrissa Seck mooy jur jàng maanaam mooy problème mu parti réew mi leneen lu jaaxal journal bi ci yëf yi moo di coow lekk li muy bari ci biir parti réew mi docteur Abdourahmane Diouf kenn déggu ko ci xibaar bi neex a dégg mi ngi ci xët mu njëkk Soleil national bi leen yéenekaay bi juróom-benni téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñeent ne programme quinquennal ngir wàllu sécurité alimentaire. mbokk yi fii la ne yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beek télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.